mbokk téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Ibrahima Sayer Ndiaye nekk conservateur des archives naka noonu Ibrahima Sayer Ndiaye ingénieur conseil en formation et auteur jëm ci wàllum biographie bi nga xamante ni moom la tuddee cheikh et grand disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Ibrahima Sayer Ndiaye naka noonu cadre la ci ministère des finances ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum cheikh ak tamit grand disciple yu Cheikh Ahmadou Bamba naka noonu tamit su ko weesoo daañu waxtaanee lépp jëm ci wàllum jaayante murid mooy lan liggéey jëm ci wàllum murid mooy lan ndax contexte bi moo ko waral ndax màggal Touba dimanche la incha allah ñaar fukki fan ak juróom-benn. encore une fois ñu leen di nuyu di leen ziar mbokk téléspectateurs yi di dalal jàmm ci ñu invité bi di Ibrahima Sayer Ndiaye ci plateau Kennu Askan Wi. salaamaaleykum. monsieur ami El Hadj Malick. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la sant bu baax ci invitation bi nga ñu invité. oui. il y a un an déjà. oui invité woon nga ma fii. ñu defoon émission bi. oui cette année-ci aussi yàlla def nga invité waat ma. di la ci sant bu baax di la gërëm. di commencer suma propos nag di nuyu di ziar sunu xalif général. oui xalif général de suñ général des Mourides. sëñ Mountakha. Bassirou Mbacké. Bassirou Mbacké. oui. mbégte bi di sunu sakk. di ku ñu teral di koo xam ne kii ku màgg la. ñu ànd ak moom jëm ci màggal gi ñu koy ziar bu baax a baax. di ziar aussi suñu wasila commencé ko ci sëñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy xalifa bu Daaru Muxti googu nga xam ne ñun ci lañ jokku ndax sëñ Ousmane Ndiaye Jolof mooy suñu wasila sëñ Cheikh Ndiaye Jolof di xalifaam nekk suñu sëriñ ñoom ñëpp ñu boole leen di leen ziar di leen nuyu ci lépp ñu xam ne avant ñu koy def ci émission bi ñu ngi leen di nuyu di ziar. très bien di nuyu di ziar aussi sa mbokku téléspectateurs yi ñi ñuy déglu ak ñi di ñu seetaan ak fu ñu mën di nekk. très bien di ziar bu baax suñu mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan ci Eutelsat naka noonu ci canal plus 217 TNT 15 mbokk téléspectateurs yi encore une fois ak tamit si TV d'Orange tey ji ñu ngi dalal Ibrahima Sayer Ndiaye alors Ibrahima Sayer Ndiaye laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi jëm ci wàllum tome yi nga xamante ni moom nga bind mu nekk ñetti tome jëm ci lu jëm ci wàllum biographie des cheikhs et grands disciples de Cheikh Ahmadou Bamba dañ koy tàmbali ak màggal Touba gis nañ màggal Touba su ñëwee taxawaayu murit pas-pas bi liggéey ak tamit lu ñuy wax jaayante alors màggal Touba lan lay représenté si mouridisme. màggal Touba mooy jamono. wala événement bu gën a mag boo xam ne bii. ñu ngi koy def ci yoonu murit mu bokk ci événement yu gën a màgg ak yu gën a yaatu yoo xam ne aussi ñu ngi koy def ci lislaam ndajeem diine la ndajeem lislaam la moo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko woote woon. oui. sëñ Touba dafay bàjj boo xam ne bu yéeme la. ndax ñaareel nit ñi su ñuy dem ci ay fitna. danañ tal leneen lu dul ay loo xamante ni ak cant la. oui. moom nag jëm sax ak demam. ndax ba mu demee ñëw day ndam la woon. tubaab bi yóbbu nañ ko jël nañ ko fi 1895 yóbbu ko. oui indi ko 1902 1903 ñu yóbbuwaat Mauritanie 1907 ñu indi ko Thiéyène ba 1912 la door a ñëw Diourbel. nekk fa ba keroog mu ñibbi Touba. mais taxawaay yooyu mu taxaw yëpp mu tànn bésu le 18 safar. ne moom buy màggal 18 safar demam ba lay màggal. xoolal ki nga xamante ni yow dem nga ba ñëw indi ndam adduna yëpp yéem leen. ñëpp di ko ndamoo di ko kañoo yow nga ne man bés ba nga xamante ne moom lañ ma yóbboo man boobu lay màggal. sëñ Touba màggalul ak ñëwam mais ak demam ci géej gi lay màggal. loolu nag lu muy wund moom xam na fa mu tegoon tànkam ba muy dem xam ne lépp ab yàlla la woon. lépp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon. xamoon na itam ne bu demee day liggéey rek ni dina del si te loolu mu indi ko ci yeneen livre yoo xam ne da ko bind sax firndeel na moom ay dem waaye bu demee dina del si
bés boobu donc di 18 safar moom la ñu màggal muy demam nga. très bien. léegi màggal googu it moom mu ngi ko commencé woon moom ci jëmmi boppam xaaruñu ba mu dem mu def ko mais su ma juumul si ay 1922 la ko commencé woon ci njaareem. moom ci boppam mu màggal ko ay at doot fi jógee sëñ Maodo Moustapha nga xamante ni muy xalifam bu ko matoon sëkk nag taxawal lépp ci ginnaaw ba mu lépp rafet moom it yor ko. ba mu paree la ko sëñ Fallou ci 1947 su ma juumul. la sëñ Fallou woote ne nañ koy defee Touba màggal googu mooy màggal Touba. am na solo alors Ibrahima Sayer Ndiaye ma fàttali mooy suñu gan si émission Kenu Askan Wi mu ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 déjà mu ngeen participer si bile émission si numéro serveur vocal bi nga xamante ni suñu réalisatrice bi di Ramatoulaye Sall Diop mu ngi ko noonu di ko affiché na ko ci écran bi. alors Ibrahima Sayer Ndiaye dafa am ay baat yi nga xamante ni dañ koy faral dégg ci suñuy wax mouridisme muy jaayante liggéey engagement tarbiya alors ñu tàmbali ko ci jaayante lan lay tekki. waaw xam nga ci Amadou Bamba Xaadimu Rasuul moom ci jëmi boppam. boo demee ci le recueil de sagesse. oui ko wax Ima. muy livre boo xam ne bii ci jamono Cheikh Abdoulaye Mbacké moom moo joxe woon ndigal ne nañ ko saytu ay jàngale yu bëri yoo xamante ni lañ ca boole ñu koy tuddee oui dafay jàngale moom ci jëmi boppam lan mooy ak taalibe. waaw dafay lan mooy taalibe lan mooy ak taalibe ñu koy laaj moom bu waxee ne lan mooy taalibe daf ne taalibe bi dafay nekk koo xam ne d'abord day koo xamante ni dafay dëggal sëriñam. dafay dëggal sëriñam. dafay dëggal sëriñam da koy dëggal. da koy dëggal waaw da koy dëggal. très bien c'est-à-dire que loolu dafay d'abord koo xam ne ki daal dafa jël léppam dëggal sëriñam jox ko cër bi nga xam ne moom la ko war a jox. boo paree ci loolu muy koo xam ne kii aussi dafay am une soumission totale. maanaam dafay koo xam ne day dem ba nga xam ne moom amul choix. amul lu muy tànn. dañ koy tànnal. da ngay nangu waaw da ngay nangu. da ngay nangu. bu jàllee loolu aussi mu ne woon ab taalibeem dafay koo xam ne kii dafay dëgg ay ndigalam. ba pare di ko jëfee. loolu muy am na ak ñeenti poñ yoo xam ne yi da ko génne. mu leer mu ne yii poñ nag boo ko gisee ci nit. loolu nangu nañu ak taalibe. taalibe nag donc xam nga soo jëlee ci li ma la commencé wax nit boo ñëwee seen jël sa lépp jox ko sa ngëm-ngëm sa am-am sa lépp maanaam nga dem ba nga xam ne amoo looy tànn looy bëgg looy bañ en réalité loolu jaayante la. jaayante gu ma sëkk ndax yow. da nga koy topp de manière très désintéressée. dafa mel ni yow dara itteelatuloo ci àdduna. loolul moom ji jëmmam ji ak doxalinam wi ak yoonam wi ak ndigalam ci loolu rek nga aju. loolu nag kuy jaayante moo ko mën def da nga xam day toll ci foo xam ne fii su may jël exemple. ku mel ni Cheikh Ibra Fall. c'est des modèles yoo xam ne dañu jëloon seen lépp. jël ko rek jox ko sëñ bi. et puis de manière désintéressée xaaru ji woon leen. lu dul seen ngëm-ngëm. seen foi ak seen degré dëgg yi. c'est de soumission moo taxoon ñu jox. li yëpp di wane ni degré jaayante. waaw solo gum am ci mouridisme. loolu jaayante kii ab disciple murid taalibe murid. mënoo nekk koo xam ne da nga naan rek damay yàcc ne yasar. yàcc ni yasar fee rek. lu sëñ bi wax sama ni nga ko déggee wala ni nga ko bëggee nga koy toppee. ab taalibe moom. soo ne man murid la dafay da ngay xam ne léegi da ngaa joxe sa bopp nag. très bien te sax da ngay dégg mag ñi di ko wax daan diw la jox boppam wala diw la kii boo jébaloo moom. nekk murid dafa am loo xam ne da nga koo sañ. am loo sañul. très bien ndax dafa am benn te loolu nag mooy doole yoon murid. ndax genn gi la ñuy déglu maa ngi déglu tout fàtte naa yaa un savant bi bu ko wax. dafay wax ne li am ci yoonu murid moom bëri mu am fenn. ndax kenn ku nekk loo leader lu mu màgg mën ngay joxe ay directives wala ay digal yi am ñu koy gëm am ñu ko gëm mais murid moom mooy ki nga xamante ni moom benn kàddu la yor lu sëñ bi wax rek ci loolu la ñuy dem ci loolu la ñuy tëgg. am na solo jaayante la nag ndax boo xam ne yoon moom moo plus boobu. alors ñu ñëw tamit ci lu soxal tarbiya si yoonu murid. waaw yoonu murid xam nga moom bu ñëwee dafa am ñetti fondamentalement dafa am ñetti y a 3 grandes écoles. yi nga xam ne ñooy constitué ci enseignement bi nga xam ne ci njàngale mi ci yoon wi. dafa am ñetti grande école français comme ni ma ko mën a tuddee. grande école yoo xam ne ñooy dégagé benn bi mooy ji nga xam ne mooy école bi nga xam ne mooy taxlim yi les cheikh taxlim. benn bi mooy cheikh yi nga xam ne ñooy cheikh tarbiya
yenn yi mooy cheikh yi nga xam ne ay cheikh tarxiya lañ cheikh taalim yi nag c'est des cheikh yoo xam ni ñoom jàngale xamle diine ji xamle l'islam day jàngale le plus souvent mën na fay jàngale ay nit ñu bëri ñu mokkal alquran xam seen diine tarbiya nag mooy ñi nga xam ne ñii dañuy defar dañuy jël nit par exemple nga tayaloon ñu luy dem ba nga xamante dañ lay mortifier ba nga xamante ne daf lay defar ba nga xamante da lay formater très bien comme nu mu waxee dans l'armée waaw parce que ndab bu setul wala ndab boo xam ne bii defaruñ ko ba mu set bu nekk benn réceptacle tarxiya nag bon boo xoolee école boobu ki ko gën a incarné par exemple monsieur Dofal xam nga Baye Fall yi c'est une sorte d'armée dañuy dem nga xam ne dañ leen a mortifier dañuy dem nga xam ne amul loo xam ne li daal dese nañ ko ci lépp loo xam ne lii luy rafetal la wala xam ne dafa jóg jëpp yoonu yàlla loolu lañ ci yenn rek ñu yett ay liggéeykat lañ très bien justement am na nag ñeneen maintenant benn école bi nag mooy bi nga xamante nii mën nañu wax ne bon ba léegi maam ci Ibra Fall ak ku sëñ mën dumbe xaabaan yooyu oui daan si ñëw ci kanam tuuti sax demoon ndéendéey formé doon ay taalibe bi di defar mais beneen école bi nag mooy école bi nga xam ne école tarxiya la ku mel ni maam Thierno Ibra Fall nga xam ne véritablement daf doon leen yóbbu ci ay taalibe ñu am benn élévation spirituelle boo xam ne leen di jël yóbbu leen si yàlla am na solo loolu moo doon la troisième école si bien que nag ñett école yi aussi dina am ñoo xam ne dañ koy dajale nekk ay cheikh tahlim tarbiya ak tarxiya alors murid fonk liggéey waaw liggéey ci yoonu murid mu tekki lan waaw xam nga liggéey ci yoonu murid sëñ bi ci boppam sax moo ko génne boppam parce que daf ne liggéey ci jaamu yàlla bopp liggéey ci boppam ci jaamu yàlla bopp parce que xam nga liggéey mooy tax nit ki conserver dignité liggéey mooy tax nga participer sa développement réew liggéey mooy tax nga participer sa développement communauté liggéey moo yore am réew donc je crois que dafa nekk ay points essentiels yoo xamante ni te loolu yàgg la depuis toujours maam Cheikh Ibra Fall liggéey rek la rawee ñeen ay moroomam man ni maam Cheikh Anta Mbacké liggéey rek c'était boo xoolee ñoom ay cheikh lañ mais ils font partie des première personnalité sénégalaise yi nga xamante ni yàlla mayoon na leen koom te koom boobu jëlee wuñ ko doon dara ci lu muy liggéey moom dafay nekk boo xam ne bi date la bu dëgg ci yoonu murid boo xam ne bi lu ñu fonk la te ñu koy demee ak xol. très bien alors mu nekk transition bi nga xamante ni dañ koy def ndax ginnaaw ba nga tuddee tamit Cheikh Ibra Fall ak Mame Thierno Birahim ndax da nga génne livre yi nga xamante ni ñetti tome la jëm ci wàllum biographie des cheikhs et grands disciples de Cheikh Ahmadou Bamba alors ñetti tome yi bu si nekk lan mooy particularité am d'abord ñu tàmbali ko ci tome 1. waaw xam nga ñu ngi sant yàlla bu baax. ci li ñu defal ci loolu. ndax xam nga yoonu murid moom am nañ borom xam-xam. am na aussi ay nit ñoo xam ne ñi am nañ dévouement am nañ engagement. kon bu yàlla defee ñun ñu xeebu ñi ñu dem ba kat na ñu mën a bind. te ñu cay sant nag sëñ Mohamed Badawi. mu sëñ Fallou Mbacké. ndax bi ñu demee bind suñu livre ba pare. bi ñu ko joxee yàlla suturaal nañu moom ko liiree mu rafetlu ko lool. moom moo def préface bi moom moo def préface. très bien mu préface ba bi ñu ko préfacé ba wax dëgg yàlla gën ñu ci tatagal gën ñoo gunge. gën ñoo ñemeel. le rafetloo ko bu ñu paree tamit suñu Mohamed suñu Bass Abdou Khadre Mbacké. def postface bi def postface. très bien xam nga loolu man fierté la boo xam ne. fierté la en tant que disciple. amul benn ab. c'est clair yoon wi. ñu rafetlu na li def lu mu mu bëri muy ñu jàppee ko nag une contribution boo xam ne dañ ko def ci yoonu murid boo xam ne bii d'ailleurs sax sëñ moom Badawi boobu moo fi jógee daf mu joxoon digal ne mën naa continuer gëstu te ñi ngi ci yenn gëstu sax ndax bëgg nañ génne njàngale mi nga xam ne sëñ Tuubaa moom la jagleel ndaw yi ak jigéen ñi dafa jot nag jeunes yi aussi xam lan mooy kii léegi pour ma ñëw ci livre bi donc tome 1 d'abord tome 1 bi ñu ngi ci génnee njabootu Mbacke axlu Mbacke waaw waa kër maam Cheikh Anta maam Mor Anta Sali ñoom lañ ko jagleel lu jógee ci Maam Mor Jaara ba ci sëñ Massamba loolu ci njabootu maam Mor Anta Sali ñoom sëñ maam Cheikh Anta Mbacke maam Thierno Birahim ñoom ñëpp ñu ngi ci kenn ku nekk nag dañu jéem a def ay pexe xam yow fan mooy sa origine sociale maanaam foo cosaanoo kan mooy sa waajur bu góor kan mooy sa waajur bu jigéen fan nga jànge alxuraan
kan moo la jàngal alxuraan kañ lañ la wàcce ak lan nga def ci yoon wi daal ci loo xamante ni mënees na ko jàpp comme enseignement comme njàngale boo xam ne bii niñ ko mën a jox nouvelle génération yi pour ñu jëriñoo parce que li taxoon jóg livre bi moo doon nan la ñuy def ba nga xamante ni ndaw yi danañ mën a inspiré wu ci njàngale ak ci doxalinu mag ñi doxalinu rafet yi nga xam ne mag ñi moom lañ nekkoon ak cheikh bi ba ñoom ci seen jëmmi bopp ñu defar ndax ñu bëri nag tey bëgg nañ Sëñ Tuubaa nangu nañoo sonni ci mbiram mais peut-être amul jot ndax jamono daf ñoo naj daf ñoo xoj ba nit ñi amuñu jot di ko très bien donc premier livre moom Ahlu Mbàkke la mooy njabootu Maam Mor Anta Sali gi de manière générale ak njabootu Cheikh Amadou Bamba ji bu jógee ci Mamadou Moustapha ba Sëñ Murtada kenn ku nekk jéem nañu def ci biir léegi suñu jógee si ak jigéen très bien suñu jógee si tome 1 bi tome 2 bi def suite lay doon waaw yëpp ci continuité moom presque noonu tome boobu nag moom dafay day génn ci benn deuxième tome bi waaw ndax deuxième tome bi dañuy jéem a référé wu ñu ngi jéem a foofu répertorier ñi nga xamante nag ñoo doon les premiers disciples yu njëkk yi véritablement pratiquement ñoom ñoo àndoon ak sëñ bi à partir de Mbacke Kajoor ndax xam nga 1882 83 parfois ci concordance de am problème mais ñun ñu ngi jàpp 1883 ci bi sëñ bi la sëñ bi wote ci Mbacke Kajoor 1 an après que Maam Mor Anta Sali waajuram bu góor wi génn àdduna moom mu dese woon daara jooju bi mu jëlee daara ji nag réformé ko indi ko Mbacke ensuite Mbacke Kajoor ci la woote yoonu murid mu ko woowee nag ñu mel ni ay ñoom maam Adama gi ay ñoom sëñ Daaru Assane Ndiaye ay Cheikh Massamba Diop Samb en vérité ñooñu ay sëñ Adama Sall Ndangu ñooy ay kàngam yoo xamante ni ñooy les premières générations de cheikh yi nga xam ne ñoo toppoon sëñ bi ñooñu lañ jéem a retracer ñoom aussi seen dund seen biographie comme ni ñu ko defee ak njaboot gi kenn ku nekk xam foo cosaanu ndax ñii ñu ngi jóge woon Jolof ku mel ni Mor Mbaax Gueye ku mel ni Aliou Seck Waanaar mu ngi jógee woon Waanaar Saloum ak ñeneen ñu bëri kenn ku nekk dañu jóge woon kenn ku nekk Ibrahima Diop Massar mu ngi jóge woon dans le Kajoor ñii ñi ngi jógeen donc ñi nga xam ne daal ñoo njëkk ànd ak moom ñoo nekk ci deuxième tome boobu yow aussi ñu doxalee ko comme ni ñu defee ak premier tome alors lu ñu seetlu si laataa may ñëw sax si tome 3 bi muy tome 1 ak tome 2 rawatina tome 1 da nga retracé parcours cheikh yi au sens large maanaam daal livre suñ ko liiree dañuy dem ba dañuy demeeku yow bàyyi woo benn détail loolu yëpp ngir xamaleel askan bi ak ñi nga xamante ni ñoom ay fidèles mourides nañ ak chercheurs yeeg yooyu ñoom ñëpp ñu xam ku si nekk parcours am nu mu jaar ba tamit nekk si yoonu mouride mën nga dëggal lool. waaw loolu lañ def. mu doon lu jafe nag ndax xam nga. yombul de non yombul parce que livre yi ñu ngi ko bind ci 10 ans. ci fukki at. si 10 ans waaw mais est-ce que du Ibrahima Saër Ndiaye li nga nekk conservateur des archives. absolument moo gën a tax. tamit yow nga mën a am yenn information yi en tant que archiviste. absolument loolu moom ñu koy sant yàlla bu baax ndax suñu métier. effectivement moonu mën naa moonu. moo la mën a yombal yenn affaire bi ndax yow du ma koy rappeler toujours na yow suñu rak nga ñu bokk. oui daara ju ñu génne. c'est vrai c'est vrai EBAD laa def avant may dem CESTI. donc xam nga lan moom mooy information documentaire. exact la recherche de l'information. effectivement ay documentaliste lañ ay bibliothécaires lañ ay archiviste lañ. très bien donc yàlla may nañu à disposition ñu xam yan yoon. ak yan bunt ak yan canaux la ñuy war a mën a utiliser pour mën a am la bonne information. loolu donc dimbale nañu bu baax a baax. beneen bi nag mooy loolu sax même fekkee ne benn prérequis la bu ñu amoon li gënoon a am solo mooy Pastef pas-pas parce que yombul parce que benn moment ngay dem bu fekkul pas-pas bi nekk xol bi nekk ba véritablement doo dem ndax recherche dafa jafe. am nañ ci ay. jafe-jafe léegi ñi ngay dajeeg et parfois aussi l'information dañ koy verrouiller du ñëpp duñ bëgg a xam sax du mu demee mais bi ñu demee ba yàlla def ñi ubbeeku ci yombal nañu ndax def nañu ay recherche voyage nañ à travers le pays dem nañ fi alors Ibrahima Saër Ndiaye foofu sax dama fay taxaw ni jëm ci wàllum li nga wax information documentaire ci wàllum recherche des fois nga gis ku dugg Google def recherche mot clé bu mu doon dugal wala mu dugal ñaari mot clé alors que information bu mu bëgg su dugaloon benn si mot clé yooyu dina am les détails ak li muy seet est-ce que loolu tamit
su weesoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy def formation recherche documentaire information documentaire ñi nga xamante ni dañu jaar EBAD ak yooyu jëm ci wàllum bibliothèque documentation ak archive est-ce que jotul ñu gën a xamle nit ñi vraiment que ni fekkee ni da ngay def gëstu jëm ci wàllum benn thème fekkee ni da ngay def gëstu jëm ci benn figure nga xam exactement moo yi ngay dugal fekkee ni moo yi ngay dugal ñaari moo nga dugal te benn nga waroon dugal soo deful nag li ngay seet wala li nga bëgg am mënoo ko am. est-ce que loolu jotul ñu gën ko xamal askan bi. waaw loolu lu am solo la. parce que xam-xam bi nekk ci ay Google wala ci toile bi léegi dafa yaatu. dafa yaatu effectivement te léegi nga laaj dara benn réponse nga benn question nga posé lu mat ay junni réponse taxawoon. très bien te doo xam ban nga ca war nga ci jël wala ban moo la ci amal solo. léegi nag nan ngay def ba nga xamante ni information bi di nga ko. di nga xool li nga gën a soxla. loolu d'ailleurs moom mooy suñu chance. ndax fi mu toll nii may def recherche man xam naa nan laa koy yemale fan laa koy yemale ak yan pexe laay def. ba nga xam ne nag wóor na la ma soxla moom man te loolu la ma yóbbu mais du ma yóbbu ci ay détails. bon loolu lu am solo waaye nag comme métier la te lu ñuy jàngale la tamit. sûrement. très bien ñi nga xam ne ñoom la concerné rek ñoo koy yàlla ñoo koy mën a kii. très bien mais du ñëpp ñoo ci mën a. très bien ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs ñu ngi dalal Ibrahima Sayer Ndiaye nekk conservateur des archives ingénieur conseil en formation et auteur tamit jëm ci wàllum livre Cheikh et grand disciple de Cheikh Ahmadou Bamba ndax contexte yu moo ko waral Màggal Touba si Cheikh ak grand disciple yooyu sax nañuy taxaw ni mbokk téléspectateurs yi alors Ibrahima Sayer Ndiaye lu ñu desee si ay simili jaru sakkanul noonu maanaam takkul noonu dañuy ñëw directement si Serigne Dame Abdourahmane kooku def nga ay gëstu si moom ci biir livre bi sëñ Dame Abdourahmane particularité lan la. waaw sëñ Dame Abdourahmane Lo bon moom. soo déggee turam lu muy njëkk renvoyé mooy ci borom xam-xam ba ci jàngalekat ba. ndax yàlla def na moom sëñ bi daf ko defoon jàngalekat ñu bëri ci njaboot ak sëñ mag bi tamit moom ci boppam ñu jaar ci loxo. mu jàngale. bokk na ci première génération ñi nga xamante ni ñi tamit bi sëñ bi wootee ñoom ñoo ko njëkk a nangul toppoon ko mu nekkoon daam ñu wax sëñ Dame Abdourahmane Lo donc li ñu mën a retenir ci moom daal moom moo doon véritablement su ma ko doon classé tey ci Cheikh Tahlimi laa koy classé. moom nga koy classé waaw ndax dafa nekkoon koo xam ne dafa ràññeeku woon ci xam-xam. dem vraiment jéggi woon dayee daal ci mode ci enseignement boo xamante ni njabootu jigéen ak sëñ Tuubaa gi sax. très bien ñoom ci jàng ñëpp dañu gaaw a mokkal ba xam ne ñu ci bëri bind nañ. kaamil. alors Serigne Cheikh Cissé Lo moom tamit bàyyiwoo ko ginnaaw moom tamit def nga gëstu yu am solo jëm si parcours am. waaw sëñ Cheikh Cissé Lo aussi dafa bokkoon ci génération bu njëkk bi moom tamit la bokkoon doon nit koo xam ne ki ku géeju woon la ci xam-xam. yàlla defoon sax moom mu jege woon sëriñ bi jege bi lool ndax bu ñuy retracer affaire bi gis nañ ne bi sëñ bi mag bi jógee. bi sëñ bi mag bi jógee ci géej gi après étape bu Saint-Louis bi bu mu jaaree. Louga. après jaar Bari Jam Cissé dafa ñëw ci Cheikh Cissé Lo. Sanoussi foofu bu mu fa ñëwee yàgg na sànn def na pratiquement 1 mois. te xam nga ku mel ni Ahmadou Bamba nga xamante woon amul woon ittee amul woon ya ko joxoon yàlla. effectivement comme mën a ñëw nekk sa kër ganee fa maanaam diiru presque 1 mois mu doon weeru koor. kooku loolu rek war na mën a wane la dimension de l'homme. très bien ki dayoo ji mu waroon na am ak tolluwaay bi nga xamante waroon na ko am ci tolluwaay. alors ku si mel ni Jéeri Wadane Sougou moom tamit lan leen mën a jàpp si moom. waaw jéeru Wadane Sougou aussi bokk na ci góor yàlla yi nga xamante ni jógoon nañ topp Sëñ Tuubaa ñoom bu ñuy retracer seen ay origines. dañu koy remonter à l'Arabie. yàgg na xeetu naar lañ woon yoo xam ne yàlla mayoon leen comme ñoom Darmanko yi ñoom les Amar la Fate Dior Amar Ibra Dior Amar et autres ñu moom aussi nekkoon na koo xam ne kii ku xeeju woon la ci xam-xam moom Jéeri Wadane dëkkoon Wadane donc ñuy rappeler ne ñoom dañuy jóge woon ci
côté arabe bi bu ñëwee ils ont transité par la Mauritanie et puis ñëw au Sénégal. di ñëw nag yaatu fa nekkoon dans la zone du Kayar moo doon ko xam ne kii ci ay mbiram sax dañuy nettali ne moom dafa jógoon ba mu jógee ne day dem ci cheikh bi pour jox ko boppam ci la yàlla ndaje période boobu alors ci la cheikh bi dem. dañuy wax sax ne ñoom de manière ésotérique mystique ci la joxe boppam jébbalu ci Sëñ Tuubaa moom it ku màgg la woon ku joxoon cër la ci yoonu murid. alors dañuy ñëw léegi ci jëm ci wàllum tome 3 bi Ibrahima Saër Ndiaye tome 3 bi nga xamante ni moom nga jagleel lu ñuy wax fratrie ak progéniture bu Cheikh Ahmadou Bamba alors loolu lan nga si mën a xamal suñu mbokk téléspectateurs yi jëm ci wàllum tome 3 bi. waaw non tome 3 bi moom beneen kii bi la nekk. tome 1 bi moom moo nekk fratrie. waaw naa da ngay xaw a. moo nekk tome 1 bi. waaw mooy fratrie bi. oui tome 2 bi moom mooy la première génération tome 3 bi maintenant moom mooy la dernière génération bi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ bi. très bien ci mooy génération bi nga xamante ne mooy véritablement ñi gënoon na nekk ñoom moom fële à Diourbel kër gu mag. ñi nga xam ne ñoom la mujj dund ak. alors ci presque de 1912 à 1927 ñoom itam ñoom la ñu yóbbu foofu ñu ciy ràññi ko mel ni Moussa Ka Cheikh Moussa Ka waaw Cheikh Moussa Ka xam nga Cheikh Moussa Ka nekk l'un des plus éminents poètes wolof du Sénégal et puis l'un des plus éminents poètes religieux du pays. waaw muy bindkat boo xam ne bii tey jii nii muy woykat yeeg bindkat yeeg ñëpp. dañ koy jël def ko ci seen ay références. moo ko am solo donc génération yooyu ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ mujj ñoom tamit ñoom la ñu dugaloon foofu ci troisième tome bi mooy ñi nga xam ne daal ñu ngeen ñoo ko mujj. am na solo moom ci kii bi. alors sànq ñu doon wax lu jëm ci wàllum pas-pasu taalibe murid jaayante wàllum tarbiya ak liggéey alors melokaanu taalibe murid jëm ci wàllum enseignement Cheikh Ahmadou Bamba lan la. ndax aspect boobu bokk na si yow si sa ay gëstu li nga xamante ni soxal na la. waaw melokaan taalibe mooy melokaan bi nga xam ne moom laa wax. ci njëlbeen bi moom la ko sëñ bi melal. te muy melokaan bi nga xam ne mooy melokaanu jullit. véritablement parce que bu na laajee kan mooy murit nan mooy ab jullit. waaw murit mooy jullit. d'abord bi nga xamante ni dafa wéeru ci mouridisme donc mouridisme. sëñ bi ko jamono ñëwee tubaab bi di ko laaj naan ko kan moo fondé yoonu murid moom ba mu leen di tontu waxu leen ne leen maa ko fondé wala di ko fondé def na leen rek ba yoonu murid mi ngi fondé wu ci iman ihsan ak islam ñetti point yooyu déjà moom fondamentalement moom foofu la ñu nekk taalibu murid nag mooy donc nga xam ne dafa nangu diine ji l'islam sunna si yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko nag ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul melokaanu murid daal boo xoolee de kii mooy melokaanu jullit boo xam ne bu jub la bu baax la bu jóg jëm ci yàlla suñu borom. noonu lañ ko gisee mu tegu nag ci yi nga xamante ne mooy jàngale si Tuubaa wax boo nekkee murid cheikh bi nga xamante moom nga jël nga xam ne moom ngay jël da nga koy koo xam ne da nga koy dëggal gëm ko koo xam ne kii da ngay dégg ay ndigalam. koo xam ne kii da ngay nangoo tegu ci ay yoonam te mooy koo xam ne kii nag du yàgg ba mu yàgg ba nga xamante ne da nga remettre en cause li sa sëriñ di wax wala nga weddi ko wala nga mel ni koo xam ne ki daal da nga werante ak moom. ci ay melokaan. alors Ibrahima Saër Ndiaye su weesoo tome 1 bi tome 2 bi ak tome 3 bi lan moo nekk ci sa kanam ci wàllum perspective lépp jëm ci wàllum mouridisme. waaw. lan ngay waajal. li ñu jàpp su weesoo li nga xamante ni moom nga jot a def. li ñu jàpp mooy ñun moom. sunu xam-xam gaa moom yaatuwul. mais li nga xam si néew te sunu njàng ak sunu jaar-jaar may nu ko mooy fu mu di toll ñuy jéem a di ca lañ ca mën. la ca tolloog sax sunu xam-xam bu néew. ñu jéem a di yee nit ñi. ci li nga xam ne mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa. très bien ndax def ci bëri su génération comme li ma wax ñoo xam ne bëgg nañ Sëriñ Tuubaa ñu ngi dund Ahmadu te nañ ko xalaatee nañ ko bëggee mais véritablement dafa laaj nag ñu gën a xam lan mooy njàngale Sëriñ Tuubaa. man ci loolu daal lay jéem a dox. jéem a xool nan la ñuy jëlee ba nga xam ne lii nga xam ne njàngaleem Sëriñ Tuubaa la mu néew mu bëri ñu lañ ca xam te loolu muy
war a nekk parce que bépp jullit bépp taalibe boo xam ne bii aussi bëgg nga la xam ne mooy développé yoon bi ndax nit ñi aussi bu nuy nekk ci ay mbir da nga leen war a leeral li ñu nekk ñu gën koo xam. très bien gën koo bëgg gën koo fonk waaw. Ibrahima Sayer Ndiaye sa dernier mot. bon sama dernier mooy maa ngi lay sant bu baax. oui di la gërëm une fois encore. oui kontaan na ci woote bi ñu wootee. tey ñaan màggal gi nga xam ne ci lañ jublu aussi yàlla defal ñu muy màggal gu réussir. oui gu amul benn ayib. yàlla may nit ñi ñu ànd ak dal ànd ak tey ñu ànd màggal ci jàmm ak salaam ci ne ko suñu taxaa bëggee yàlla guddal fanam lool. wéral ko lépp loo xam ne ay mébal la moo bëgg ci yoon mu di yàlla yeggale ko ak jàmm ak salaam. amiin encore une fois ñu lay gërëm baax. di la sant mu nekkoon Ibrahima Sayer Ndiaye conservateur des archives ingénieur conseil jëm ci wàllum formation auteur tamit biographie cheikh et grand disciple de Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk tamit cadre ci ministère des finances moo nekkoon tey ci ñu gan. si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yéen tamit am seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ci réalisation bi Ramatoulaye Sall Diop moo si nekkoon na tamit ak Benoît ci wàllum son bi Torodo ci caméra yi Moussa Dia ak Angèle mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.